bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokku Sabax muy commune Médina Sabax commune Ngayeen commune Kaymoor ak mbokk Sénégal yëpp maa ngi leen di nuyu ku ci ne ci turam ci santam ak ci jëmmam seen mbokk la seen xarit seen doom Cheikh Sadibou Ba ñu koy ooye Dibeuz ma fas yéene ñëw tey waxtaan ak yéen ci benn chronique bu bees ñu koy amal ay bés bu jot chaque samedi jëmale ko ci goxu Sabax ak ci Sénégal tey nag yemook samedi fukki fan ci weeru octobre muy première production bi ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci xew-xew jamono ak lépp loo xam ne rek dafa aaju ci lu amal solo askanu Sabax wala sax lu amal solo Sénégal yëpp tey production bu njëkk bi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci lu am solo te jamono ji ñuy wax ak yéen li ñuy wax luy ay di jàmbat muy projet bu mag bu ñuy wax agropole gouvernement Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent PSE parce que yéene amal ci goxu Sabax muy agropole centre muy ñett agropole bu centre bi mooy lu aju ci région Kaolack Kaffrine Fatick mooy centre du Sénégal moom la ñu taamu def ko biir commune Médina Sabax mu am beneen boo xam ne moom la ñuy ooye agropole nord boori Ndar ak bi ñuy wax agropole sud mu ñu wax ko samp Casamance bi ñu war a def nag ci goxu Sabax bi indi tuuti ay coow bi nga xamante ne jot nañ ci ñu def ci gëstu bu yaatu def ci liggéey comme niñ ko xamee ni ñu baaxoo di def buñ déggee mbir lu jëm ci askan wi dañ koy daal di gëstu ba xam ban intérêt la amal askanu Sabax bu fekkee ne safaan wi la it ñu wax leen ban gàllankoor lay indil askanu Sabax waaye biñ ko gëstoo ci 3 semaines ci ministère yi nga xam ne ñoo ko séq ak administration yi ñu leen di indil tey nag li nga xam ne mooy résultat bi tukkee ci gëstu yooyu nga xam ne def nañ ko muy liggéey bu mucc ayib ndaxte ñun waa sàmm sa moomeel dañoo fas yéene liggéey boo xam ne du am daraay politicienne duñu bañ mbir kese ndax dañu bëgg a bañ ki ko indi neexuñu wala ñu ànd ci mbir kese ndax ki ko indi suñu waay la waaye dañuy gëstu lépp lu amal intérêt askan wi xooluñu fu mu jógee ak ku ko indi ak lu ko waral dinañ ci dem ba jeex ngir jàppale askanu Sabax ngir ñu génn ci ndóol ñu génn ci jaayil génn ci lépp loo xam ne dafay yàq dund doomu aadama te ñu dugg tàbbi ci lii di développement ci bépp fànn boo xam ne dafay indil avantage doomu aadama agropole boobu bi nga xamante ne souligné nañ ko maire Médina Sabax
mu am mission d'information boo xam ne waroon na jógee Ndakaaru ñëw ci goxu Sabax dajeeg moom monsieur le maire pour xamal ko li tax a jóg projet boobu muy comité technique bi nga xam ne teg nañ ko ci Sénégal mu war a doxal ñetti agropole yooyu bi mu ko defee nag maire yàkkamti ngir def détournement d'objectif ngir wan askan bi ne moo leen koy indil te moom yàlla dafa dogal ne waxam ñu bëri léegi dootuñ koy déglu bu yëkkatee kàddu rek donte lu baax la sax waaye askan wi dañuy xaw a ragal rawatina nag lu jëm ci seen suuf ndaxte ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul doo fa taxaw moo tax bi mu koy yëkkatee bi comité technique bi ñëwee biñ gisee li nga xam ne mooy borom dëkk yi séq fiñ ko bëgg a samp muy juróomi borom dëkk ak seeni ay naataango seen ay dëkkandoo ñoom biñ ñëwee ba seen leen dañoo tiit ndaxte loolu taxu leen noon a jóg waaye nag loolu nag li leen maire boole ci waxtaan woowu it dafa yàq mbir mi ba tax ñoom ñu xaw a ragal ba delluwaat gannaaw biñ demee borom dëkk yi nangu woon sax seen askan dañoo bañ ne seen suuf kenn du ko laal ba mu indi jiixi jaaxa ci xelu askan wi indi ñàkk déggoo te loolu fitna lay jur donte projet bi sax bu fekkee ne baax naam baaxut ñoom xooluñu loolu dañ ne seen suuf daal kenn du ko laal ndaxte dañoo fàttaliku démb ak bëkki démb ni nga xam ne noonu la seen suuf si nañ ko saaxe def ko naka su du noonu ba tax lu ñu yëkkateeti luy laal suuf rek ñoom dañuy xaw a ragal ba dellu gannaaw taxaw seen garde pare pour xeex ba loolu bañ fa taxaw waaye nag a ñun bi ñu àndeek population yi ci taxaw bañ ba noppi yemuñ ci bañ ndaxte dañoo jóg gëstu dox ci ministère yi ak agence yi nga xam ne ñoo seq liggéey boobu laaj ay renseignements yu wér te wóor parce que yéen indi tey jébbal ko population bi Agropole dafa nekk projet phare ci projet Sénégal émergent PSE plan Sénégal émergent projet phare nag buñ koy wax na ñëpp bàyyi xel faaru Ngor bi ak faar yi nekk ci digg géej gi nga xam ne dafay leeral donc lu am solo lay doon su fekkee dañ ne ci projet yi gën a am solo la ci plan Sénégal émergent biñ ko gëstoo xam ne du projet boo xam ne privé la waaye état du Sénégal moo bëgg a samp Agropole nag ñaari baat mi ngi ci benn bi agro lépp lu jëm ci wàllu mbay agriculture benn di pôle nag gox lay doon lay tekki maanaam zone wala bërëb daal bu yaatu boo xam ne xëñ na dafa dajale ay diwaan yu bëri wala ay collectivités territoriales yu bëri waaye daal xam naa ne buñ ko waxee ne Agropole sud dafa la Agropole centre dafa la lépp loo xamante ne moo nekk ci centre Sénégal muy Kaolack Fatick ak Kaffrine Agropole centre boobu nag nga xamante ne dañoo xool ay critères yi tax ñu indi ko goxu Sabax ndax jege na tali bu mag muy Transgambienne bi national 4 jege na haute tension bi nekk na zone boo xam ne dañ fay bay ci ay xeetu mbay yu bëri te ute nekk na it foo xam ne am na lëf ci suuf soo xam ne dinañ ko mën a soxla
ñu soxla nag 15 hectares yoo xam ne fa lañ koy samp waaye nag day nekk fu yaatu foo xam ne 80 hectares wala 150 hectares nekk na fa loo xam ne seeni borom dañ koy bay te mbay moomu nag dañ koy jaay ñoo xam ne mën nañu ko def transformation ba indi ci valeur ajoutée nag mooy li njëg gerte gi di jar bi maanaam ndaxte gerte bokk na ci li ñuy gën a xam ci Saalum boo ko defaree soppi ko xëy na di nga ko jaay njëg bu gën a am solo mooy loolu mooy valeur ajoutée. Agropole nag ku bëgg a xam à peu près mooy lan ci gëstu yi ñuy indi mi ngi mel ni SODIDA zone franche industrielle état day ñëw tabax ko ba mu daj ay hangar ak ay bureau ak ay services yoo xamante ne nit ñi dañ koy bëgg a jëfandikoo ci bépp zone franche industrielle maanaam dafay am ay yoon normalement dafay am courant bu ñu fay indi dafay am ndox état daal daf koy aménager ba nga xamante ne entreprise ba fa ñëw tamit da ngay fekk mu pare ba noppi kon du benn entreprise la yitteel waaye entreprise yu bëri la yitteel nombre de hangars yi fa ne li nga xamante ne ay privé war nañ fa mën a ñëw installer aménager seen machine taxawal seen usine bu ndaw ndaxte ay usines yu ndaw lay doon du mën a nekk usine bu mag comme ni ñu xamee ICS ak yi ni mel ku dem SODIDA comme ni ma ko waxee rek am na industrie yu ndaw yu bëri yu fa nekk yoo xam ne daanaka li ñuy jëfandikoo ci Sénégal yëpp ci ay dund ak lenn ci li ñuy exporté bitim réew foofu lay jógee Sénico ku ko xam rek doy na exemple ci loolu waaye nag loolu dafay indi jeexital ci askan wi dafay indi emploi parce que usines yooyu dañuy employé ay doom sabax kon nag loolu dafa wane ne am na solo sum am su fekkee ne exemple bi ma leen jox ci SODIDA dafa yàgg ndaxte SODIDA zone franche bu yàgg la dama leen di jox beneen donte SODIDA boobu sax am na njëriñ ba tey njëriñ bu bëri sax parce que lu bëri la ñuy jëfandikoo suñu kër yi ci wàllu dund ci wàllu produit phytosanitaire ci wàllu produit d'hygiène maanaam ay eau de javel yi ay madar yu ni mel yu bëri ci SODIDA boobu lay jógee waaye bu ko gën a moderne gën ko yees mooy zone franche industrielle bu Diamniadio te chinois yi tabax ko booy génn Diamniadio xool sa ndeyjoor di nga gis ay hangar yu bëri yu mag yoo xamante ne ay usine la mais lu fa gën a bëri foofu textile moo fa nekk maanaam wàllu piis ak ay yére yi wala ay carte yi banque ak yu demee noonu waaye Agropole moom dafa am lu ñu fay def mooy transformation produit agricole lu ñuy bay kese lañ fay def ay usines yu ni mel maanaam mboq bi dugub bësi ñebbe ceeb ak yu mel noonu lañ fay def ay usines yoo xam ne ñoom ñoo koy liggéey usines yooyu nag nekkul usines yu sotti ba noppi de état li muy def mooy tabax hangar yi tabax bureau yi tabax tali yi nekk ci diggante tabax indi fa ndox ak électricité
kon mun nañ ne benn jeexital dina ko am ci tabax yi mooy njott nañ ne fépp fu ñuy def usine dafa yóbbu indi électricité dëkk yi ko jege dinañ am électricité te dinañ am yoon yuñ génnee it ñëw ci tali bu mag ba parce que usine boobu nañ ko defal yoon ba ci tali ba nga xam ne lépp lu fa waay liggéey it génnee ko ci Transgambienne bi dina yomb kon loolu benn avantage la ci avantage yi nga xam ne zone boobu dina ko indi waaye usines yi nga xam ne ñoo fay samp tamit faw ñu xam ne nekkul ay usines yoo xam ne dañ leen jàpp ba noppi ndaxte balaa muy toll foofu projet bi sotti waaye projet bi dafa nekk ci tàmbali ñu koy gëstu bi maanaam mi ngi ci étude de faisabilité ndaxte ñetti agropole yi nekk Sénégal bu sud bi mooy njëkk a tàmbali te boobu des na tuuti waaye financement am sotti na ba noppi moo ngi waaj a tàmbali bu paree nag agropole centre bi coow li muy bëri faw mu mat quelques années balaa agropole boobu di sotti ci goxu Sabax kon dafa am lum laaj mooy dañ ciy ñëw ci ay recommandations buñ bëggee bénéficier wu ci entièrement faw ñu xam lan la mooy que ay entreprise ñoo fay samp entreprise nag xam naa ay appel d'offre lay doon buñ ci tollee képp ku am projet bëgg taxawal ko foofu projet de transformation produit agricole di nga def demande remplir ay critères def ay procédures ba keroog ñu la koy attribuer xam ne yaa moom usine nangam yaa fi defar sànqal ak dugub ak cere ak mboq yaa xam loo fay def waaye di nga am sa projet laaj sa hangar def li nga xam ne mooy procédures yi remplir critères yi ñu jox la ko foo mënti dëkk nag ci Sénégal maanaam ñun moomuñu ko waaye war nañ ci mën a beral loxo waaye luñ ñu bëgg beral loxo faw ñu waajal ko ci naka muy bu njëkk li may nga xam ne moom laa wax ne moom moo war a am ci gox ba mooy maire li mu war a def ak sous-préfet mooy dajale toutes les personnes ressources ak toutes les organisations socio-professionnelles de base muy coopératives yi di ASC yi di groupement yi di lépp luy kuréel boo xam ne moo ngi yëngati ci gox bi dajale leen ci benn collectif boo xam ne ñooy bokk benn bëgg-bëgg di gëstu di sensibiliser di organiser yee nit ñi ba ñëpp waajal ko ba ñëpp xam ne suuf boobu ñu ñuy laaj muy 15 hectares bëgg nañ ñu joxe ko ñu seet fan la rafetee seet koo xamante ne du néew di doole lool te bañ ko jël ci benn nit kese maanaam seet pexe yoo xam ne daal dinañ ko jël te gaañ-gaañ yi muy gaañ doomu aadama yi dina wàññeeku ndaxte suuf moom koo ko jëlal Saalum muy béykat di nga ko gaañ waaye ndàmpaay dina am su ko defee collectif boobu moom mooy dox ci diggante population bi ak état bi ba xam ndàmpaay boobu nu muy toll ak lan lañ soxla lépp daal information bu am àndut ak benn làq-làqal bu am transparence totale collectif boobu maa ngi ciy oo lii di mairie Médina Sabakh ak administration territoriale muy sous-préfet ak jëpp ñi fa toogal état ñu dajale askan wi wala askan wi seen bopp jóg organiser wu en collectif waajal ko ba yëf yi bañ leen a bett donte sax mun nañ ne sóoraale ne dina mat fekk ay quelques années
balaa loolu di sotti. loolu mooy benn recommandation bi nga xam ne ci sama gëstu joxe naa ko. ñaareel bi mooy tey bu fekkee ne ay entreprise ñëw nañ ci gox bi dafa am ay place yu ñu leen di jox ndax lan dañoo am moyen wala dañoo am expérience ci wàllu entreprise de transformation de produits agricoles loolu war nañ ci waajal suñu askan ndaxte am nañ ay opérateurs économiques yu dëkk ci goxu Sabax yoo xam ne ñi ngi Ndakaaru wala feneen ci Sénégal wala bitim réew ñoo xam ne am nañ moyen wala mën nañ mobiliser moyen balaa yëf yi di ñëw wala nga xam ne am nañu expérience ñu waajal leen ñoom it ñu jël defar projet yu mucc ayib boole leen ak ñu leen ko defal ñu waajal seen projet téye seen cartable taxaw buñ ne prix ñoo ngi def ay demande ndaxte projet bi sotti na ñoom ñu dugal seen demande mairie bi appuyer ko population bi appuyer ko ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy doon priorité ay doomu Sabax installé foofu ay entreprise yu baax yu mucc ayib mooy ñaar. ñetteel bi nga xam ne moom laay indi comme recommandation bi sama gëstu bi noppee mooy tey xale Sabax yi nga xam ne jàng nañ ba noppi ñii seen jàng taxaw nañ ci LMD bi licence master doctorat nga xam ne ñii pare nañ licence waaye mënatuñ continuer te ñi ngi toog ci gox bi ñëpp si nañ toog ba seen liñ jàngoon sax ñoo ngi koy fàtte wala ñoo xam ne sax seen jàng àggut foofu waaye doomu Sabax lañ te am nañ pas-pas am nañ xel xereñ nañ ñu organiser leen actuellement utal leen ay formation yu baax ñu am ay métiers comme fu mel ni Delafosse comme fu mel ni Asafin ak centre de formation yi ni mel ndaxte état am na projet boo xam ne mi ngi tudd 3FPT da ngay def formation technique état fayal 90% bi maanaam bu fekkoon ne tey ñaar téeméer ngay fay pour def formation bi état bi mooy fay 900 francs yi yow 100 francs ngay fay loolu war nañ ci mën a sensibiliser suñu askan xale yi waajal ko ut ay formation mën a utiliser ay machine parce que usine kat ku wax usine ne machine te nag luñ ñu bëgg utal liggéey suñu xaaree di nelaw ba usine yooyu sotti ba seeni borom teg seeni ay entreprise dañuy uti ku am xam-xam jox ko mu leen di yoreel seen usine ak seeni ay machine ñun ay baara ñi ne lañ fay nekk di yenu ak i dawal oto kese lañ fay am ay luñ fay mën a def kon tamit duñ gis suñu bopp ci lii di projet boobu loolu mooy ñetteelu recommandation bi nga xam ne maa ngi koy def pour ñu waajal suñu jeunesse ñu jóg dem uti lii di métier yu dëgër yu qualifié diplômé bu ñëwee ëllëg bu projet boobu sottee moo xam fekk ñaari at la moo xam fekk ñetti at la bu sottee fekk ñoom am nañ bagage bu taxaw ñu jël leen ñuy liggéey ci usines yooyu loolu bokk na ci recommandation yi nga xam ne sama gëstu jox na ma ko te projet bi mën nañ ci jàppale en tout cas daal li may mën a wax mooy ci gàttal projet bi ëpp naa bañ ci sama gëstu waaye li nga xam ne moo taxoon ñu koy xaw a bañ mooy suuf si nga xam ne soxla na ko mooy 15 hectares yooyu nañ ko péncoo toog waxtaanee ko dajale collectif xool fu mu gën a rafetee fu mu gën a jekkee fu muy gën a néewee ngaañ ñu def ko fa tey exemple bi ma ciy joxe mooy tey bu fekkoon ne saaxe wuñ suuf bi croisement dimb ga foofu que Sader tey ñu jël ko saaxe ko foofu 15 hectares mën na fa génn bu rafet bu jaar yoon
te placé na bu baax a baax a baax parce que mu ngi ci croisement Médina Sabax nekk ci croisement Koyel ci digg commune Médina Sabax la ne foofu dara gënu koo placé mais nag saaxee nañ ko ba kenn xamatul loo fay def kon daal maa ngi oo bépp doomu Sabax mu bàyyi xel projet bi te lépp lu mu mën ngir jëmmal ko dimbale ko taxawal ko jàppale ko incha allah ñëpp bokk doole def benn say fexe ba loolu mu bañ a bëri coow sax bañ ko fay jëlee wala ba ñuy seet feneen fu ñu koy def suñu gëstu loolu la ñu jox ci projet Agropole centre ñoo ngi leen di jox dig daje ci beneen yoon buñ ci bëggee gën a leeral dinañ ci ñëw leeral ko waaye dinañ balaa ñuy daaneel dinañ leen wax li nga xamante ni mooy financement yi nar a ŋànk projet bii di Agropole centre. Projet bi nga xam ne mooy Agropole centre nag bi nga xam ne moom la ñu bëgg a samp ci goxu Sabax bi dina am ñetti xeetu financement bu njëkk bi moo sottiwaale mooy lépp li aaju ci confection projet bi conception bi mise en œuvre bi démarrage bi ak lépp luy études yi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee projet bi loolu ANABEL moo koy joxe boobu moom sotti na ba noppi ANABEL nag ba nga ko déggee ONG Belge la Belgique ñoo ko moom comme ni ngeen di déggee JICA di projet ONG japonais comme ni ngeen di déggee GTZ di ONG allemand te léegi mu tudd GIZ 11,5 millions euros daanaka war na mat ay 7 milliards yooyu sotti na moo tax projet bi tàmbali ba toll ci fi mu tollagum nii waaye soreegul nag parce que projet bi mi ngi toll ci étude de faisabilité kese la toll étude de faisabilité mooy gëstu naka la ñuy amalee projet bi ndax mën na am ci yan anam lay am ak yu ni mel loolu ANABEL ñoo ko financé ba noppi waaye ANABEL bu ñu paree dina am ñaari mission yu gane ci projet bi benn bi di BAD muy Banque africaine de développement war na financer 50 millions de dollars Banque africaine de développement BAD 50 millions de dollars lii di projet européen d'investissement fonds européen d'investissement ñoom tam dinañ financer 50 millions d'euros daanaka boo ko xoolee ñaar yooyu dafay jege 150 milliards kon projet bi globalement dina xaw a jege 160 milliards ñooñ nag balaa ñuy financer dañuy ñëw def ay mission d'information faw ñu ñëw ci zone bi ñëw Sénégal xool si la ñuy soog a indiwaale financement yooyu fi mu toll nii tembe Agropole sud bu Casamance moom financement am sotti na ba noppi yépp pare na moom démarré kese moo ci des xam naa ne dootul yàgg xëy na mu mat fii ak 1 an moo tax suñ projet bi ñun du léegi war na mën a jege xëy na 3 ans wala xëy na mu ëpp ko xëy na du ko mët waaye daal nañ jàpp ne lu ñuy waajal la mais lu nekk ci yoon wi nekk ci yoonu sotti la kon financement yu am solo la yoo xamante ni war nañ ko mën a accepter ba bañ ci indi benn coow
boo xam ne dafay décourager seeni borom loolu nag laa ne woon tey dinaa leen ko indil ci gëstu bi nga xamante ne ñoo ngi ko gëstoo ci ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries ak ASAPEX di agence sénégalaise pour la promotion de l'exportation ndaxte bëri na lu ñuy def ci projet boobu lu ci bëri dañ koy exporter bu jëm bitim réew solo bi nag mooy ñi nga xam ne ñoo dëkkee gox bi di bay mboq dugub bësi ceeb ñebbe ak yi ni mel ñooñu di installer foofu ay usine dañ ko war a mën a jënd transformer ko soog ko mën a exporter wala ñu jaay ko biir Sénégal kon lii lañ leen indiloon ci gëstu ci projet agropole centre bi nga xam ne moom lañ war a samp ci diwaanu Sabax lépp loo xam ne lënt na ci ministère yooyu ma lim ak agence yooyu képp koo xam ne dem nga fa di nga ci am lu gën a leer ñun suñu credo mooy fexe ba Sabax ak dem ci kanam lépp loo xam ne day jëmale Sabax kanam xooluñ ku ko fi indi xooluñ ku ko yore waaye dañ ciy jàpp ba mu mat sëkk te dinañ ci oo doomu Sabax yépp ñu jàpp ci kéemtalaay luñ mën ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox dig daje samedi prochain ci beneen numéro chronique de la semaine bu mouvement Sàmm Sa Moomeel asalaamaaleykum rahmatullah taala wa barakaatu.